lay ngor ci yow mooy loo doon def benn na nga ko def fukk te ci loolu lañ nekk. teewaay bi nag li ko andi woon wala prétexte li tubaab di wax prétexte bi mooy lay gi tax ñu teew fii tey donte waruñoo soxla lay pour ñëw fii nga xam ne dañ fee bokk muy suñu dëkk waaye lay gi mooy inauguration siège u Fissel. moo tax dinaa waxtaan ak yéen ci ñaari tomb bu ci njëkk day doon tomb politique bi ci tegu nag doon tomb bi nga xam ne mooy li ñuy liggéey ci mbirum état parce que bëri na lu ñu fi yëkkati ci ay mbébét ci ay doléances loolu état moo ciy tontu donte président Pastef moo teew fi tey démb ak barki démb moo fi daan teew dama fi teew ci turu président Pastef dong waaye léegi dina jafe fépp fu ma teg tànk ñu mën a ràññetle président parti bi ak premier ministre bi moo tax li ëpp li ñuy teg ci suñu loxo ci ay doléances jàpp naa ni premier ministre la ñu waxal. kon ci wàllu politique inauguration siège bi moo ñu fi andi waaye muy occasion yoo xam ne dafa war a permettre ñu nemmeeku militants yi nemmeeku askan wi sympathisants yi seq ak yéen waxtaan. professeur Daouda Ngom nag andil na ma problème ndax bi ma nee il faut nga ñëw inaugurer siège bi defe naa gën saa gàtt ñetti weer ci gannaaw la ma ngantal ko mu insister ma ngantal ko ba defe naa li mu mujj def mooy def ma li ñuy wax mettre devant le fait accompli mooy xëy rek ne ma jox nga ma sa kàddu daal def ay affiche am li tax ma ngantal ko nag mooy jàpp naa ni bis ni ki tey 555 communes Sénégal bi yëpp kenn ku ne dina dinaa taxawal sama siège te faw président Ousmane Sonko ñëw inauguré ko waaye ba tey baax na parce que man dama yàgg wax ni je veux mettre en compétition les sections et les coordinations compétition bi warul nekk compétition xëccoo ci lu amul njëriñ waaye xëccoo la ci kan moo gën a performer ci andi ay résultats concrets ci parti bi loolu ba ci diine bi ñu da ngeen xëccoo na ngeen riir demandoo ci njëkkante lu baax kon njëkkante lu baax dara newu ci kon tey Pastef Fissel lancé na défi 554 communes yu des yépp ndax bi mooy premier siège bu ñu inauguré te l'histoire retiendra que Pastef Fissel moo njëkk a inauguré kon ku ma bëgg a woote ci commune am na nga ci boole inauguration siège Pastef rax ci dolli ñun au niveau national sax Pastef Fissel daf ñoo coup d'état ndax ñu ngi doon waaj a annoncé pose première pierre u siège Pastef national ndax parti bu toll ni Pastef nag dafay jaadu mu am kër goo xam ne mat na kër ñu fay def suñuy activité nationale waaye ku jóge ci commune wala jóge ci département boo ñëwee pour activité Ndakaaru nga mën a ñëw fekk ñu def ko ci condition yu gën a rafet te loolu mënuñu ko continuer di def ci ay hôtel nit ñaa ngi naan louer hôtel waaye li ko andi mooy siège ba ñu am fële VDN mënul jël lu mat ay 100 personnes suñu waree daje fenn loolu tax léeg-léeg suñu def yenn activités ñu dem obligé louer ab salle waaye Pastef Fissel ñoom njëkkante nañu ba tey li ñu waroon a annoncé ñoom njëkk nañ ñu si waaye lu baax la may félicité waa Pastef Fissel yépp nag di leen félicité di leen encouragé yéen ñëpp secrétaire général bi Daouda Sène Mbaye Sène defe naa professeur Daouda tudd na ko léegi ak ñeneen ñoo xam ne mën naa ne membre fondateur lañ ci Pastef ci parti bi fi dara newul nga xam ne boo newoon Pastef ñëpp naan luy loolu ñoom ca la ñu ñëw kon ñooñu ñu ngi leen di félicité waaye di beral félicitation particulière waa monsieur le ministre Daouda Ngom yéen waa Fissel dama leen bëgg a wax ni war ngeen am fierté am doom gu mel ni Daouda Ngom
cadre la intellectuel la te li xam-xamam màcc jëm ci gëm naa ni kenn gënu koo xam fii ci Sénégal Daouda Ngom militant bu engagé la ànd ceeg discipline ak discrétion léeg-léeg boo moytul sax mën nga koo fàtte ndax moom du imposer boppam du réclamer du xëccoo loolu moom mun naa ko seede ci moom waaye Daouda Ngom àndandoo la compagnon la boo xam ne bu fiable bu loyal te kenn gënu koo xam nag lan mooy doctrine ak valeur ak gis-gisu parti bi kon ma mën a wax ni ci parmi les valeurs les plus sûres de Pastef les patriotes ci la Daouda Ngom bokk moo taxit ñu dénk ko liñ ko dénk ndax liñ ko njëkkoon dénk déjà lu am solo la ndax luy aar gàncax gi aar garab yi aar nature bi aar environnement bi defe naa amul lu ko ëpp solo ci réew mi waaye ñu dellu ci seet secteur boo xam ne secteur bu sensible la bu jafe la biñ ko tegee teguñu ko parce que dañ koo bëgg a andil problème waaye dañ ko fa ko teg parce que il nous fallait un homme de confiance absolue moo tax ñu teg ko fa te boobu ba léegi mi ngi ciy def liggéey bu mucc ayib kon ñu xam ni am kër pour un parti c'est pas un luxe parce que xam naa ni balaa ngeen di am siège bi amaana ci ay kër ngeen daan daje yàlla may nañu rek boo du gisee ci dëkk yi kër yi yaatu na loolu ëtt yi yaatu na waaye am bërëb boo xam ne moom la ñuy mandargale parti bi rawatina parti bu dem ba nekk ci pouvoir loolu lu am solo la waaye au-delà de ça ma lancer un appel aux militants aux militantes tey kenn dootul présenter Pastef te loolu gannaaw yàlla seen taxawaay la yéen les militants et les militantes du méritu keneen du sama mérite du méritu bureau politique du méritu conseil national waaye seen mérite la ndax parti boo dem tey Sénégal am na bureau politique parti yi fi gën a yi nga xam ne kayit rek la ñu am ne parti lañ sax fu ut nañu ñetti nit wala juróom ne ñi ñooy sama bureau politique parti boo jël Sénégal mun na ne am naa conseil national waaye loolu